toog leen seen kër. Doudou. waaw grand Fadiga. coronavirus jàngoro buy rey la. pour ñu ànd daan ko. il faut que ñu déggoo. pour mën a dimbale suñu médecin yi. dimbali tamit suñu bopp. ñu gaaw xeex ko. te li gën a gaaw pour xeex ko mooy. ku nekk toog këram. respecter consignes yi. ñu xeex la ñun ñëpp. su ko defee. virus bi du law. ngir yàlla. toog leen seen kër. toog leen seen kër. toog leen seen kër. s'il vous plaît toog leen seen kër. ay waay toog leen seen kër. toog leen seen kër. toog leen seen kër. Restez chez vous. Stay home. Rimasto a casa. toog leen seen kër. Sul ficar sur casa. toog leen seen kër. restez chez vous. toog leen seen kër. non da ngeen di toog sax. toog leen seen kër. Restez chez vous. toog leen seen kër. toog leen seen kër yi please. toog leen seen kër. Restez chez vous, c'est très important. Restez chez vous, quête d'également. toog leen seen kër. toog leen seen kër. restons chez nous nañu toog suñu kër. S'il vous plaît. toog leen seen kër. toog leen seen kër. toog leen seen kër. Restez chez vous. toog leen seen kër. lu metti yàggul. toog leen seen kër. toog leen seen kër yi. Restez chez vous. toog leen seen kër. yàggatul toog leen seen kër yi. toog leen seen kër. toog leen seen kër. please gars yi toog leen seen kër. di leen ñaan rek ngeen toog yi ñëpp seen kër si kàttanu yàlla lépp dina baax ah. ciao tutti, state tutti a casa per favore, andrà tutto bene. on reste à la maison. toog leen seen kër yi. toog leen seen kër. toog leen seen kër. toog leen seen kër. Respectez les règles de confinement et restez chez vous. Communiqué numéro 30 bu tey talaata 31 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na examen yi xamante ne Institut Pasteur jox na ko si juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaari test yi ñu réalisé mën nañ leen yëgal ne fukk ak ñett ñëw nañ nekk ay examen test positif bon donc ñu am jàngoro yi kenn ki cas importé la mooy ku ko jële bitim réew fukk ak ñaar yi ay cas contact la ñu doon suivre ñu yëgal leen ci bésu tey bi fukk ak ñaari patient wér nañ danañ leen kenn hospitalisation tey ñi nekk hôpital ñu leen di suivre ñu ngi am tan ñaari cas grave yi ñu leen yëgaloon démb ñooñu tam seen situation ñu ngi koy suivre bu baax bésu tey bi donc mën nañ leen wax ne téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi cas la ñu déclaré Sénégal ñeent fukk yi wér nañ bon nag téeméer ak fanweer ak juróom ñoo nekk ci hôpital ñu leen di suivre ñu yëgal ne dañoo seetlu ne district ouest ak district sud fii ci Dakar am nañ situation boo xamante ne dafa jar ñu toppatoo leen bu baax a baax a baax moo tax am na benn réunion boo xamante ne 17 heures lañ koy def ak képp koo xamante ne war nga ko fekkee pour que ñaari district yooyu ñu am ci benn stratégie boo xamante ne différentielle la ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander population yépp ñu topp ndigal yi bu baax pour que ñu mën a gagner combat bi ñuy combattre le Covid-19 maa ngi leen di remercier beaucoup. waaw man tamit ma ne nga toog sa kër ngir sa njaboot ngir sa population seen wér-gi-yaram mooy li gën ci yow kon toog leen ci seen kër yi. asalaamaaleykum Sénégal. waaw distance bi toujours rek waaw asalaamualeykum doy na ci nuyoo actuellement fi ñu toll loolu la jamono laaj bu kenn mer waaw ku la ko def tam bu ko mer way ku mer bu mu la saf sa wér-gi-yaram nga bëggal ko wér-gi-yaramam ak njabootam ak population wax day leer sama gars yi waaw del si waat nañ comme niñ koy defee day par day jour par jour rek ñu ñëw di leen wax li nga xam ne si mooy situation bi fii ci Italie nan la soppi ko évolution bi ak fële ca Sénégal waaw bu Italie bi moom bu démb ba la tey ji 31 la donc date 30 yi laa andi jox
bu Sénégal bi nag tey 31 la muy leer parce que heure yi ñu koy joxe ñoom ñoo bokkul donc bu Sénégal bi moom mën nañ leen koo amal ci même bis bi waaye bu Italie bi moom xam ngeen nu mu demee quoi ci ngoon lañ koy joxe donc bi jàll rek laa di mën a jox bu subaa incha allah ma jox leen bi nga xam ne si mooy bu 31 bi waaw gannaaw bi ma leen nuyoo ziar leen fu ngeen toll ci àdduna bi rek di leen wax ne Italie moom ci niñ ko bëgg a waxee moom confinement bi ñu def nga xam ñu tëj nañ ñu ci kër yi complètement amuñu occasion bi Sénégal am di am 6 heures du matin ba 20 heures ñun 24 heures sur 24 booy génn motif bu valable moo la mën a génne sinon tu es obligé de rester chez toi voilà man depuis mercredi maa ngi nii tëju sama kër génnuma demuma fenn waaw metti na mais gis nañ ne am na lu muy faj ndax numéro yi ni mu daan yéegee mi ngi wàññeeku waaw nombre de ñiy wér aussi ñi ngi yokk bu baax waaw malheureusement ñiy faatu moom mi ngi doy waar ba léegi parce que minimum 800 personnes daañ ci génn àdduna numéro bi rëy na di leen rappeler aussi que ne numéro bi ñu leen jox mooy numéro officiel yi ñu jox yoo xam ne si dañ leen entré hôpital xam leen identifier leen bañ faatu ñu bari nee nañ ma mais est-ce que numéro yu réel la man leen numéro yi dafa romb réel ndax yii boo xoolee moor yi nga xam ne jotuñu leen defal tampon bi te gaañu nañ seen ay kër avant ñu dem hôpital boo ko somme woon fii dana mat presque li ma numéro yi ma leen jox le double donc imaginez leen gravité coronavirus bi fii ci Italie ak fépp ci àdduna waaw numéro yi leen di jox mu réew mu mën a doon nombre de décès bi mooy yi nga xam ne si mooy yi ñu am officiellement voilà mais yi dee ci kër yi bari na voilà am na ñoo xam ne si woote nañ mu duñu leen jël si xam nga wala bala ñu leen di jël si yàlla jël na leen affaire bi dominé na leen gaañ na leen donc bu ñu leen joxee benn chiffre rek jëlal beneen bu toll noonu daanaka nga teg ko ci xam ne noonu la moor yi toll quoi waaw noonu la ko experts yi expliqué fii voilà démb ci 30 mars 2020 bi dem nañ ba 101 739 cas du numéro yu ndaw kooku mooy li nga xam ne si mooy ñi positif réellement ñi nga xam ne wér nañ ci ak ñi nga xam ne génn nañ ci àdduna ak ñi nekk en thérapie intensive ak ñi nga xam ne sont en quarantaine obligatoire kooku mooy total bi 101 739 ok ma tojal leen ko ñi nga xam ñoo ci positif officiellement yor coronavirus 75 528 lañ ñi nga xam ne ñoo ci wér 14 629 non 620 astafurlah 14 620 donc xam ngeen ne yokk na démb ay 13 000 la woon tey ñu ngi ba 14 620 yoo xam wér nañ peng ba dellu nañ seen ay kër looloo tax nëbbatu bi jaru ko parce que bu leen teelee génnee seen feebar ñu xam ko dañ leen faj ngeen mën a bokk ci ëllëg ngeen mën a nettali di fàttali ko coronavirus bi ok ñi nga xam ñoo ci génn àdduna yokk nañ démb 10 000 et quelque lañ woon tey dem nañ ba 11 591 yoo xam ne ñu officiel ñi laa leen wax ñu mën ko expliquer avant jàpp leen ne xaaj bu toll nii faatu nañ seen ay kër jotuñu dem ñu leen di entrer wala ñu leen defal test bi wala affaire yooyu ok numéro yi réel yi nga xam ne moom la protection civile joxe ak le ministère de la santé man yooyu laa indi reporter waaw mais ñoom def nañ calcul yooyu aussi que ne y a des personnes yoo xam ne jotuñu leen a jël jotuñu leen a entrer jotuñu leen a yóbbu en thérapie intensive mais faatu nañ seen kër ok donc ñi nga xam ne si ñoom lañ ci entrer hôpital actuellement fi may wax ak yéen donc mooy ji ngi toll ci 27 795 ci biir ñooñu 3 981 ña nga ak machine ba ci diggante dund ak dee ñi nga xam ne si ñoo nekk en quarantaine obligatoire ñoo ngi ci 43 752 ok ci région yi nga xam ne si bon région Lombardie bi province yi nga xam ne si ñoo ëpp ay cas voilà à la fin gis nga Bergamo laa doon jiital chaque jour fan yi Milan dem romb na Bergamo ok Milan moo nekkoon en 3e position léegi dem na ba 1er position ba donc Milan moo ngi ci 8676 Bergamo ñëw nekk 2 kon 8664 Brescia tegu ci kon 8213 Cremona
3788, Monza 2362, Lodi 2087, Pavia 2036 kooku ci région Lombardie province par province mu ngi noonu boo xoolee région Lombardie bi yëpp 42 161 cas lañ ñoom ñëpp bu ñu demee beneen région bi nga xam ne si moo ëpp ay cas aussi mooy Emilia Romagna donc ñaari dëkk yi nga xam ne ñett yi fa ëpp ay cas bi ci ëpp mooy Piacenza kon 2516 Reggio Emilia am 2208 Modena am 2137 cas kooku mooy li nga xam ne si ñooy ñi ëpp ay cas voilà di leen rappeler rek ne dëkk bu gën a tuuti ci Italie ay cas moo ëpp yu Sénégal yi Sénégal nañ def attention waaw ñoom ñëpp zéro lañ commencé woon comme ni Sénégal commencé zéro di yegg voilà donc may leen ma wax ko suñ mbokku africain yi nga xam ne si dégguñu numéro yi ci français ñu tagal leen ko rapidement ci italien dellusiwaat nag ñu waxtaan tuuti ma leen doog a tàggu. Allora amici, la situazione è salita un po', questi sono i numeri di ieri 30 marzo 2020. Allora la situazione totale sul territorio nazionale è arrivato a 101.739. Questi sono compresi quelli che sono positivi di coronavirus, quelli che sono guariti, i morti, quelli che sono in terapia intensiva, quelli che sono in quarantena, insomma. Il totale è 101.739. Di qui 75.528 sono positivi, i guariti sono aumentati di parecchio, sono arrivati a 14.620 guariti, i morti sono saliti purtroppo, siamo arrivati a 11.591, i ricoverati in ospedale sono 27.795, quelli che sono in terapia intensiva, che sono tra la vita e la morte, sono arrivati a 3.981, quelli che sono in quarantena obbligatorio, che non possono uscire di casa per nessun tipo di motivo, sono arrivati a 43.752. Allora, nelle regioni, la regione che registra più casi è la Lombardia, e nelle province Milano ha superato Bergamo. Allora, Milano è al primo posto oggi con 8.676 casi, Bergamo 8.664, Brescia 8.213, Cremona 3.788, Monza 2.362, Lodi 2.087, Pavia 2.036. Il totale nella regione di Lombardia più colpita è 42.161 casi, ok? Segue l'altra regione, Emilia Romagna, con 3 città che registrano più casi. Piacenza viene primo con 2.516 casi, Reggio Emilia 2.208 e Modena 2.137. Per quello che succederà oggi ve lo dirò domani, inshallah rabbi, se Dieu vuole, ok? Suma gars yi voilà moo ngi noonu kooku leeral lañ leen ko ku xamul détail itam dana dégg numéro yi dañ comprendre quoi voilà. Donc del soir rek di ñaax Sénégal di leen xamal ne loolu ñu am ñun amuñu ko, et je pense que ne man bu ma doon état Sénégal sax dinaa ko li ma war a mujjee dinaa ko jëkkee voilà, parce que li ma gis bëccëg bi ñu bàyyi de 6 heures à 20 heures da ngay dem ci mbedd yi dafa mel ne ni ñu ko wane ay ci ay image ay yenn marché yi tu vois, dafa mel ne coronavirus amul Sénégal. Et puis war nañ def benn réflexion bu ndaw quoi, ñu xalaat que ne bu ma la bàyyee 6 heures du matin ñëpp dem daje noonu ñuy daje ci marché yi comme 6 mois yee ci ginnaaw quoi, wala 2-3 mois yi ci ginnaaw, taqaloo bi dajaloo bi du n'importe quoi, dàq wërsëg bi fii comme ni ñu koy waxee, wuti fii lijjanti yi affaire yooyu daje ci place yi lépp ñu ne la def ko entre 6 heures ak 20 heures. Mais xamuñu ne 6 heures ba 20 heures boobu bu doon benn kër gi benn cas amu fi,
ñu bàyyi le 6 heures du matin jàppal borom kër ga moom mu génn dem lijjanti ji wala dem jaayi tu vois tout ce que tu veux moom mën na jël feebar bi indil ko waa kër ga jabaram ak ay doomam ay jarbaatam ñoom ñu nekk ci kër gi Sénégal ci ay famille lañuy dund nekkul comme fii nga xam ne couple lay den madame monsieur ak doomam non Sénégal jarbaat yeeg rakk yeeg frère yeeg sœur yi ñoom ñëpp ñoo ngi ci kër gi mère yi xam nga paa yi ñoom ñëpp ci même kër gi yow nga dem dàqi de 6 heures du matin à 20 heures wërsëg bi wala dem lijjanti ji ay bagages yow mën nga ko jël feebar bi indi ko bon bu ñu ma téyee guddi kes ban sens la am ban bénéfice lañ ci am nañ xalaat quoi voilà su fekkee ne yow bëccëg bi yëpp libre naa mën naa jël feebar bi indi ko nga tëjal ma guddi gi de 20 heures à 6 heures du matin mais san gisuma différence ba gisuma bénéfice bi fan la nekk nga tëj leen ñëpp comme ni ñu def fii 24 heures sur 24 nga jël famille bu nekk nucléaire mu mën a ku ci mën a duggi ñu identifier mu dem moom kese duggi ñu tëj lépp loo xam ne si du luy jariñ actuellement maanaam lu ñuy lekk loo xam dañuy jaay lekk naan wala lu mel ne ay pharmacie lu mel ne ay poste lu mel ne banque yi nga xam ne mënut a ñàkk ñu bàyyi yooyu te jox leen ay heure limitée voilà loolu moo mën a am njariñ mais ñeneen ñëpp brum mbàll bi yëpp toog kër ga mais léegi boo nee 6 heures du matin ba 8 heures waa kër gi yëpp ay génn dema parce que am nañ seen liberté bu ngoonee nag bon 8 heures moins quart ñi daw fii pëlëxloo bi fii nangam kii policiers yi dóor ak yooyu mën na ñàkk nañ leen téye parce que à la fin fa la ñu mujj dëgg neexul nañ koy wax voilà mais il faut aussi ñu nekk réaliste quoi bañ a naxante voilà parce que ko boo waxee lii ñoo yéen a woo ñu jàmm ñu tëj ci kër yi ñun ñii ñu tëj ci kër yi kenn gënuñu am nañ soxla ñu mën a doxi renvoyer nañ yépp et tout mën naa ne comme ñooñu dàq di daani doole gouvernement bi na leen jox aide yi rapidement voilà aide yi nañ ko yóbbu ci dëkk yi quartier yi jox ko maire dëkk bi maire bi xam na chef de quartier bu nekk ñu jox leen ko et puis ñu def affaire bu sérieux xam nañ sénégalais nan lay doxe da ngay jël alal jox leen wala nga jël vivre yooyu jox ko maire ba wala nga jox ko chef de quartier ba ñu créer fa sénégalais série A ak bu B voilà kumba am ndey kumba amul ndey jël ñaari saaku ceeb jox ko koo xam ne waroon leen jox ñeenti saaku voilà wala ñu jox benn koo xam ne kër gi nucléaire bi xam nañ famille bu mag la nga jox leen benn saaku ceeb bu leen jëriñ dara maire ba na ko jox chef de quartier ba lépp ñu mu traçable nga xam ne mën nañ xam lii ak lii famille bi ñaata ñoo fa nekk lan lañ mérité jox nañ leen ko ñu bind ko que le gouvernement ñu mun ko contrôler après parce que buñ ko deful da nga jël vivre yi jox ko benn maire wala nga jox ko benn commune ñu joxe lépp waaw wala ñu lijjanti seen kër ñoom lépp def seen ay stock seen ay gaay waa commune baak ñañ bëgg jox leen lu doy ñeneen ñi ñu leen jox ay nattal ay ceeb ak yu kenn xamul voilà yooyu yëpp buñ ko contrôlé wul buñ ma waroon joxe ñetti saaku ceeb ñu jox ma fa benn ñaar yi denc nañ ko kooku Sénégal la xam nañ ko africain mooy doxe noonu donc état bi na ko rapidement jox leen ko ñu contrôler famille bu am ñetti nit xam nga benn saaku ceeb bi doy na leen pour 1 semaine wala 2 semaines nga jox leen ko ñu bind ko ëllëg ñu mën leen rendre compte ngeen calculer ñaata tonnes ngeen leen jox tonnes yooyu nan lañ ko diviser waaw sinon daañ ko séddoo ci seen biir baadoola yee duñ am luñ lekk di xëccu di génn di wuti yooyu nañ ko dindi buñ leen bëggee tëye 24 heures ci kër voilà parce que loolu rek moo ko mën a dindi 6 heures du matin ba 20 heures moom bordel la dañuy dem yanu feebar bi dañ koy yóbbu changé wul dara guddi gi nii tëye ko waaye saxaar la rek policiers yi dàq fii booyee dur fii génn nangam lii fii du kenn xamut ba pare kooku fajar mu génn dem yanu feebar bi yóbbu ko wala mu indi ko këram amul benn effet ñii buñ ko boo gisee numéro yi di wàññeeku dañ doon tëj di tëj yi nga xam ne nécessaire yi ci gën a topp yi ci gën a topp ba léegi boo demee supermarché yi kese ñoo fi des poste yi banque yi pharmacie yi voilà yeneen lépp tëj nañ ko ne la sa kër doo fa génn tu es obligé de rester chez toi nii rek lañ mën a freiner phénomène bi sinon kër gu mu nekkuloon dew 6 heures à 20 heures daañ ko jël andi ko fa nga tëjal ma ko guddi gi changé woo dara
yokk nga feebar bi parce que kii ñëw na toog naa ñoom guddi gi wàll na leen ko nañ réfléchir ci loolu voilà sénégalais yi ñu def leen comme ni ñu def fii jox leen lu doy ku am loo lekk am loo naan buñ na laa doo génn kooku boo génnee yaa ngay tooñ voilà wala bëggoo sa njaboot bëggoo sa nation bëggoo sa peuple voilà loolu nañ ci réfléchir beneen bi mu bëggoon wax mooy léegi bala ma koy wax sax dama leen di jox benn vidéo kii docteur comorien la ok mi ngi wax ak fee ci France la nekk conseil yi mu leen di jox conseil universel la moom comorien la donc population lay waxal bi vivre en France quoi mais c'est valable pour les Sénégalais pour les Camerounais pour les Italiens qui que ce soit mooy règle yi ñuy joxe voilà ñu déglu ko docteur la hein après mu ñëw doog leen waxaat benn affaire bu mu leen bëgg a wax doog leen tàggu ñu xool docteur bi. Bonjour, je m'adresse à l'ensemble de la communauté comorienne et en particulier la communauté comorienne vivant à Marseille. Je me présente, Dr Slim Adiji, médecin généraliste et urgentiste à Marseille, 13e arrondissement. L'heure est grave. La communauté comorienne est en train de voir ses membres mourir du coronavirus. Les services de réanimation sont malheureusement remplis aux 3/4 de patients comoriens. Actuellement, plus de 169 personnes sont en réanimation et nous enregistrons 44 décès. Plus de 70% des patients hospitalisés en réanimation à l'hôpital Nord sont comoriens, ainsi qu'à l'hôpital européen et à l'hôpital militaire L'Aveyron. Mes chers amis, l'heure est vraiment grave. J'ai perdu mon premier patient hier du coronavirus. La famille n'a même pas eu le droit d'aller le voir car même après le décès, cette maladie reste contagieuse. J'ai plusieurs autres patients qui luttent contre la mort. Mes confrères et amis médecins font malheureusement le même constat. S'il vous plaît, restez chez vous. Tout regroupement est source de contamination. Dites stop au mariage, stop aux prières en groupe. Chacun fait la prière individuellement chez soi, y compris la prière sur les morts. Ce coronavirus se propage très facilement et très rapidement d'une personne à l'autre et il peut être mortel. La seule manière de vous protéger, de protéger votre famille, vos enfants, vos parents, vos amis, est de vous isoler les uns des autres. Chacun doit rester chez soi. Et pas de visite entre vous. C'est le non-respect de ces règles qui est à l'origine du nombre très important, trop important, de contamination au sein de la communauté comorienne. Alors, ensemble, disons stop au Samboussa, au Mlazom Voana le vendredi soir, à la Maoulida du samedi matin et au Ukubi du samedi après-midi. Stop au Madrasa, au Jumu'ah et au Doua en groupe. Restez chez vous pour mieux vous retrouver après cette épidémie, Inch'Allah. Que Dieu nous protège tous. Voilà, dégg ngeen conseil yooyu kooku gis nga kuy opérer directement la nekk ci biir réparti yi nga xam ne si de thérapie intensive gis nga nit ñi décédé mu leen di gis xam nga ne kooku kenn nettaliwu ko voilà donc recommandation miy joxe moom la docteur sénégalais yi di joxe et tous ñii dañuy sacrifier seen vie ñi ngi faatu démb rek nee leen tey di dem ay 61 entre docteurs yi infirmiers yi ñoom ñëpp 61 personnes yoo xam dañuy sauver nit yi suñu wér-gi-yaram ba ñàkk seen bakkan ñoom ñu mel ne docteur bi tam la même chose ils risquent toujours leur vie voilà moo tax ñu inconscient ñi dem di bañ a topp ndigal yi vraiment daañ gaañ seen bopp daañ gaañ seen population quoi voilà donc indication yi mu leen joxaat fi rappel leen ko ñu koy def ci seen réew mooy bi ñu leen laaj ci Sénégal voilà kenn newul kenn bul julli ji kenn jéemu fi xeex ay l'islam voilà dégg nañ ay Iran ndaw yooyu ñuy wax kërëb nangam mais am na situation boo xam bu fa tolloo comme noonu wax yàlla lay dund yàlla la gëm ñi dem imaam yi bi jiite tëj jàkka yeeg jumaa yi gënu leen a gëm yàlla ñëpp yàlla la ñuy dund ñun ñëpp yàllaa ñu yor kon nag du moom dong la yor ci Sénégal voilà nit ki booy joxe yenn message actuellement da nga leen war a jox message yu positif wax leen tëgg voilà mais bëgg leen gëm loo ko ne daal tëjuñu marché be waruñu tëj jàkka ji dañu war a dem bàyyi par force yooyu du message yu correct voilà nañ freiner affaire bi question de temps la mu jeex kenn ku ne dellu sa jumaa sa jàkka sa église loolu mooy wax ji voilà mais bu fi jéem a génn di justifier benn affaire bu ñu war a ubbee ay jàkk ay juma ñu dem di fa dajaloo ni mu valable juma yi la valable ci église be
Iran Ndaw gënu fee gëm kenn yàlla gënu fee gën kenn yonent bi nañ waxante dëgg waaw boo waxee muy yuuxu xii ba man yàlla laa gëm ban yàlla da nga gëm gën a gëm nit ñi yàlla li ngay wax sëriñ si muy yu tijaan yaag yu murit yaag yu laay ne ñoom ñëpp bu ñu demee ba joxe indication bi du yow yaay ñëw naan dañ ko war a ubbi daara yi dañ ko war a ubbi xale yi dajaloo bu ñu feebaree yaa leen di faj fii la ñuy dem ba trop tard mo non yaakaaroon naa dugg na fii génn may leen nit ñi jàmm tey joxe ay message yu positif ok feebar bi li ma leen ci mën a wax mooy lenn moom mooy loo xam mën na ko dindi expert wax na ko mooy danga koy anticiper bañ ko accompagner ko mooy damay xaar ba lii am may doog a xalaat solution bi déedéet da ngay xalaat lii war a ñëw voilà ku gis sama gis-gis bopp laay wax de li ma gis ci Sénégal noté ko de 6 heures du matin à 20 heures bordel boobu marché yi boo demee day mel ne li ma leen ko waxee 3 mois ci gannaaw amul woon coronavirus tàncaloo bi jaxasoo bi àndandoo bi yëpp nekkoon benn mais li ko mën a anticiper boo gisee te man li ma ko yor dama ko teg fii parce que ñii dañoo anticiper wul woon affaire boobu buñ ko anticiper woon tey doon nañ gën a mën a gérer phénomène bi Sénégal yàgg neen wax am nañ occasion ba léegi ay cas yu tuuti lañ fa gis parce que defaluñ tampon nit ñi ay 15 tampons xaw ma 50 xaw ma nangam par jour ñii di def ay 20 000 tampons par jour xam nga li ñuy gis yow doo ko mën a gis mais ñu bare ci mbooloo moom di dem de 6 heures du matin à 20 heures am nañ virus bi ñi ngi dox ak moom voilà non plus tard semaine bee lañ jàpp Italie yi jox leen exemple gaa yoo xam dañoo génn ñu arrêté leen sans motif amuñu benn motif lu dul dëgër bopp damay génn par force bi ñu tëjee 24 heures sur 24 sur les 200 personnes yooyu nga xam ne jàpp nañ leen amuñu benn motivation dañoo jël dañ leen a jël defal leen test bi ñu leen defee genn wàll bi positif woon nañ coronavirus xoolal affaire bi léegi ñoom ils risquent leur vie parce que daañu leen yóbbu tribunal procès pénal la ñuy am de 2 mois à 5 ans de prison ñu ngi koy risqué ndax seen génn boobu ok donc génn bi de 6 heures du matin à 20 heures loolu xaj na ci parce que ñooñu génn dem di wuteeg lijjanti ji ñu ci bari yor nañ ko bu ñu demee daañ ko wàll ay nit wala am na ay nit yu ñuy dajal foofu ñu wàll leen ko ñu indi ko seen kër yi nga xam nekk foon nañ xalaat ci loolu donc 6 heures ba 20 heures du dara nga tëj lépp wala nga bàyyi leen parce que 20 heures 21 heures 22 heures gisatoo kenn ku baax kuy taxawaalu ci àll bi kooku jarul sax di sonn di génne armée beeg tous ces choses là nañ waxante dëgg booy tëjal lépp te la loolu moom la Sénégal di mujjee bien boo ñu jëkkee ko léegi voilà bala muy trop tard te anticipation bi la doon wax mooy fii ñi ngi am problème hôpital yi ba tend yeeg yépp moom la ñuy teg tend militaire yi pour di ci dugal nit yi ñii ñi ngi leen teg ci couloir hôpital yi ñoom ñi am moyen yi léegi li ñuy mujjee mooy tey ji lañ inauguré fële ca foire ba fi ñu doon defee expo bi hôpital bu ñu defar ci 10 jours fukki fan xaalis yi ñu dajale nii ñiy joxe kenn ku ne de 10 euros à 10 millions Berlusconi rek joxe na ci 10 millions d'euros pour te dire dem nañ ba am ci 22 millions d'euros ñu tabax ci hôpital bu moderne laa la wax duñ mooy yooyu chinois yi defar mais boo ko gisee da nga naan waaye structure bu bees tàq bu moderne def ci machine yi tout am nañ fa salle yoo xam ne dina jël ba 110 ñu xam ne ñu ngi thérapie intensive pour te dire ak 200 postes lits kooku après lañ ko def ñoom buñ ko xamoon li tax man la feebar bi dañ koy anticiper kenn du ko accompagner foofu laay waxe bu doon ñoom préparé woon nañ ko bu yàgg tey jii du ñu am lii doon nañ defar bu mel noonu foofu benn boobu defar beneen feneen def ko Bergamo dem sud bi nga xam ñu ngi bëgg a mel ne Sénégal parce que ma ngi fay law mi ngi wàññi ko ci nord bi mais ma ngay départé sud ba voilà comme ni muy def Sénégal mais buñ préparé wul yooyu léegi bis buñ demee ba malade yi yeewu ñu dégg 200 300 par jour te nañ waxante dëgg il faut ñu bañ a naxante Sénégal ni ma gis dëgër bopp gi taqaloo bi nangu bëgguñoo changer dara justification yi da ngeen yeewu duñu leen wax 10 20 cas da ngay yeewu ñu la 300 400 bu ñu waxee yéene woo ñu jàmm laa yéene sénégalais yi jàmm laa yéene sama bopp dama leen yërëm parce que dama gis lii am fii voilà gis niñ koy caaxaanee niñ koy foye fee
ñii bañ koy caaxaane à 60 cas dañoo yeewu rek benn jour defoon nañ mën nañ ko freiner ah moom moo dem ba ñuy teg nit yi ci couloir hôpital ndax dafa ñëw doole ay 1000 cas 2000 cas 3000 cas par jour voilà léegi nag loolu bu xëyee Sénégal ge dëgër katu bopp yooyu ne ci mbedd mi ah di dem ak virus bi te xamuñu ko ah ñii jaar ci suuf di làq ci seen kër yi waa kër ga di leen làq ñooñu yeewu ne dar xam nga ne yooyu bu ñu yeewoo actuellement da ngay dégg ñu ne la ay 20 cas 5 yi xaw ma 9 yi wér nañ dugg na fii génn 2 cas yi ñoo nekk en thérapie intensive nañ dem fekk 2 semaines 3 jàpp leen jëlal bic ak feuille nga bind ko da nga yeewu fi ñu la 300 cas nga yeewaan ñun la 500 cas xam nga affaire bi ni muy demee noonu la donc état Sénégal man bu ma doon Macky Sall actuellement fépp foo xam ne si mën nañ fa def genre hôpital boobu xaalis yi gars yi di dajale téléthon yi et tout genre hôpital benn ci foire ba laay def sama benn fii commencé dóor benn fële en attendant tant du yàqu voilà mais fogaru ñoom moo ko wax dafa gën faju boo fogaroo gis nga affaire bu ñëwee ak doole da nga ko mën a capter voilà commencé recruter ay infirmiers ak ay infirmières pour éventuellement affaire boobu bu ñëwee du leen bett looloo tax il faut nga di ko anticiper ñii dañoo dem ba trop tard ñuy doog a commencé di anticiper affaire bi moo tax léegi lu ñëw plus ou moins daañ ko mën a contrôler Sénégal j'espère que ñi ngi bàyyi xel ci loolu xam nga di jéem a wut structure yooyu actuellement di ko préparer bu dee tend la wala muy genre hôpital bii noonu ko chinois yi di defaree en 10 jours tabax nañ nee naa defar nañ fi hôpital boo xam ne si boo gisee ni mu rafet ak ni mu moderne tout def ci équipement yépp toog lundi la ñuy commencé di fa dugal malade yi kooku nag suñu réew nañ waxante dëgg te yàlla tax fekk ay semaine da ngeen fa gis kaa yu tegloo voilà waxoon nañ ko fi nag mën na ñàkk nekk ba mu weesu nga doog a xalaat non buñ accompagner feebar bi nañ koy commencer di anticiper voilà kooku moom mooy sama wax jeex na buñ ko defee duñ ko rëccu de waaw hôpital bee nga def provisoire ak tend yaag yépp du yàqu bis buñ demee ñaanuñu ko yàlla j'espère man ma juum loolu ma xalaat bañ a am moo ma gënal fuuf waaye bu ñu demee tam ba amul nga mën ko démonter waat ndànk teg waaye bu ñu negee ba ñuy wadd par 200 par 300 500 duñ am fuñ leen dugal te bu boobaa yaraange dina am quoi kon nag gars yi foofu la ñuy yem tey di leen jox rendez-vous suba incha allah ci heure bii chaîne bi Khadim Gueye TV la tudd suma page Khadim Gueye TV moo ngi ci Facebook bi gis naa ñu bari ñu ko aimé na ngeen ko aimé ndax page Facebook bi plein na 5000 personnes nga mën a am comme ami maa ngi xool ñu jariñul dara di leen dindi ndànk moo di leen dugal parce que j'ai plus de 400 demandes yu ñu ngi fa bis bu ñu si xajee naa leen si dugal quoi wala bu ma amee temps naa créé waat beneen page beneen profil benn boobu laa yoroon muy David Gueye amul beneen ak page Khadim Gueye TV bu ngeen na ngeen aimé page boobu dama fay def affaire yu bare yi jaar feeg yëpp dinaa ko fa jaarale li fa def aussi ay exclusive kon nag demee la rendez-vous bi incha allah bindul ci chaîne bi activer cloche bi wax ko sa bokk bu ko deful woon xam ne Khadim moom mi ngi leen di respecter toujours di leen teg fii leen rek la seexagul ak yéen pour le moment te jamono moo ko laaj mooy di leen jox loxo mënuma ko moom actuellement kon nag suba incha allah ci heure bi jaa ngeen jëf. ku baax mbaa xam nga ni coronavirus bii nekk sunu biir réew faat na lu ëpp 2 junni doomu aadama ci àdduna bi virus baa ngi law sunu biir dëkk te kenn mënu ko teg bët bokk na ci lu koy taxalaw lu mel ni joxe loxo sëqat buy wàlle jëfandikoo luy wàlle virus bii di corona ci mbedd mi rek nga ko mën a foree dugal ko si biir kër kon toogal sa kër ngir feebar bii bañ a law